ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñiy suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jànkatu bés bi. tey dañuy ñëw ci actualité boo xam ni am na luñ ci jotoon partagé suñu page Facebook muy mbiru Adji Sarr bi nga xam ni dañoo xëy bés rek gis mboole média de propagande français yi def ko à la une ci ban période moment bi nga xam ni ci la fête Sweet Beauté jibe woon bàyyi jàmmarloo judoon ci muy mois de mars. du nag lu anodin lii du hasard beneen état bu dossier la boo xam ne ñu ko tëgg gannaaw ba ñu lajjee ci seen campagne de manipulation fii ci Sénégal tëgg scénario yoo xamante ni gàcce la pour sénégalais yi nangoo dégg dëgg lu ñu weer balaa ngoon gaa yi weeri ba mu set wecc. léegi nag comme que suñu njiit yi dañoo am lu ñu naan complexe d'infériorité pour ñoom la vérité sonne blanche dëgg tubaab bee ko moom ba lépp lu ñu wax rek jàpp na ni ñun dañ ko war a jàppee comme téere bañ na ko ba bu ñuy wax ñoom lu am solo te moo concerne ñu ñun sénégalais yi wala ñun africains yi dañuy dàggu ndànk dem RFI mbaa France 24. léegi loolu doyatu leen ñu daldi nag jël mbiru Adji Sarr bëgg ko internationaliser ngir jox beneen dayo dossier bi sukkandiku ci ay médias français yoo xamante ni ñëpp xam nañ leen ci propagande maanaam jël dëgg soppi koy nar jël lu dul dëgg rafetal ko taaral ko boole ko campagne de communication bu muccaay ngir mu mën a convaincre une cible. Jeune Afrique RFI Le Monde campagne yu mel ni seen spécialité la dañ ci aay lool macha allah boo xoolee kaawu Russie ak Ukraine bii rek niñ koy couvrir ni ñuy tronquer l'histoire ak mbir yi ni mu demee dëggantaan bu dee da ngay gëstu ci ngay xam ne ay médias lañu ay lool ci manipulation de masse. scénario bii nag ñu tëgg barki Démo Njaay lañ leen bëgg a leeral ni mu demee déjà ñu ko réaliser ñooy ñan bañ na ko ba ñu publier article yi dañ ko sponsorisé daal di fay Facebook ngir contenu bi mën a laalay junni doomi aadama loolee ñaata lañ ko mën a xayma ci koppar ci lii lépp lañ bëgg a ñëw ak changement de discours bi Adji Sarr def diggante daaw ak ren mu mel ni dañ ko briefé waat tëggalaat ko beneen version incohérence yooyu yëpp itam dañ ci ñëw. tout d'abord yan média la comploteurs yi ngeen Adji Sarr tànn ngir jaay ko sur le plan international jox ko benn crédibilité pour convaincre benn cible. boo jëlee par exemple Jeune Afrique boo ko déggee da nga yaakaar ni média la bu am siège am biir Afrique di défendre intérêt africain yi alors que demeewul noonu. média français la bu am màkkaana biir Paris te tey analystes yi yëpp déggoo nañ ci ne communication la ñu gën a def léegi que information. parce que dem nañ ba business bi aspect commercial bi moo ëpp doole joxe xibaar yu wér te wóor. lii benn livre la buñ naan les sorciers blancs enquête sur les faux amis français de l'Afrique. ci téere bii dañ ciy cité naka la média bu ci mel ni Jeune Afrique di rendre service ay chef d'état africain maanaam di leen defaral ay papiers sur mesure di leen mettre à la une taggal leen seeni maam weccee ko xaalis bu baree bari. ñu leen di wooy ci biir livre bi les gourous de la communication. Jeune Afrique lii mooy spécialité am nekkul au service des Africains mais plutôt dafay profiter ci matadi suñuy njiit yi nga xamante nii jaay seen image bitim réew jaral na leen lu nekk ñoo leen di fay ñoom Jeune Afrique ñu leen di bindal. ba tey bu jëlee journal Le Monde di itam média français ba ñu demee ba naan système bii maanaam ndekki président Afrique francophonie yi dañuy fay ay centaines de millions ngir def seeni propagande ci ay médias internationaux yu français yi ci lañ ñoom aussi tàmbali proposer seeni service. lii itam seen journaliste ba fa newoon daal liggéey ca ñoom ñu naan ko Vincent Hugues moo ko xamle woon. moo ne en tant qu'ancien employé groupe de presse bi journal Le Monde dafay jaay ay papier di xalamal ay président africain ñu koy fay te ba tey porté wuñ ko plainte moom waa ji ci loolee mu waxoon. RFI ak France 24 itam moom yaakaar naa jarul présenté. groupe France Média Monde ñoo leen moom société boo xam ne état bu France mooy borom doon ci actionnaire à 100%. seen budget assemblée nationale bu France lañ koy voté. lépp lu ñuy def ñoom ñaari média yi dafay tënku ci politique bi Élysée tëral parce que ci wàllu média ci financé mooy dicté ay loi am. donc ñetti groupe de presse yi ñu leen limal ñoo def benn say programme seen bés dem rencontrer Adji Sarr pour def ak moom benn interview une interview sur mesure nag. lu tax sur mesure interview yaa ma neex ci la ñuy ñëw.
xam nga ci dossier yu ni mel en tant que journaliste sa démarche mooy xam fi dëgg féetee xam fi dëgg féetee mooy déglu Adji Sarr déglu Ousmane Sonko wut say spécialiste interpréter def sa dossier mais li ñu remarqué mooy Adji Sarr dong lañ tànn ngir mu chargé maanaam ñoom àtte nañu dossier bi ba noppi tànn seen victime léegi gannaaw ba ñu tànnee seen victime d'accord léegi nag lii yoon mooy en tant que journaliste professionnel mooy nga préparé wu à l'avance maîtriser dossier bi ngay aborder mais aussi bésu interview bi à travers réponse ki ngay interviewé ngay poser ay question relance bu dee ni ki nga jàkkaar lool li muy wax méngoowul ak yow li nga jot gëstu mais ci interview Adji Sarr bi amul la recherche de vérité dañ ko préparer lay question yoo xam ni da koy permettre mu mën a victimiser wu amul question piège ngir confronter kàddu démbam yi ak kàddu taayam yi li koy firndeel mooy ci interview bi mu amal ak Le Monde Jeune Afrique ak waa RFI nee na xaritam yi mu doon liggéeyalandoo biir salon de massage Sweet Beauté ñoo ko wax mu dem porter plainte mais ay jamono ci ginnaaw ci interview bi ko Maître El Hadji Diouf defloo woon nee na Ahmed Sidi Mbaye moo ko conseillé mu dem porter plainte ñaari version yu bokkul ba tey ci interview bu barki démb bi ñu laaj ko ñaata yoon lañ leen tëddee mu ni juróomi yoon jàpp leen juróomi yoon mu tàmbali nag lim nee na benn yoon en juin 2020 ñaari yoon le 21 décembre 2020 benn yoon le 1er février 2021 lii mu lim boo ko boolee muy ñeenti yoon ci benn explication mu ni juróomi yoon ñëwaat na ñeenti yoon mais ba tey bu ñu delluwaatee ci ginnaaw bañ ko laajee woon ci scénario boobu ñu organisé woon bañ ko laajee ñaata yoon lañ lay violé déglu leen Adji Sarr. ñaata yoon ngeen sëy. sëy nañ lu bëri loo xamante ne ñëpp a ngi naan viol répété sëy nañ loo xamante ne man mii sax jàpp ma ko. sëy nañ loo xamante ne man mii sax jàpp ma ko. mais bu fekkee ne ëpp loolu. donc kii ñun bëgguñ utiliser yenn termes yi par respect mais même luñ ko sant muy wax lu dul dëgg aayu ci. bu tayee mu wax lii bu subaa mu soppi version un artiste comédien boo ko joxee rôle jox ko texte dala koy interpréter comme ni mu waree te moonte fiction la lu doomi aadama imaginer la bind ko mais teewul da nga koy respecter fidèlement en tant qu'artiste mais kii moom nee na dafay nettali loo xam ne moom moo ko dund mais chaque sortie ak version bu bees maanaam amul cohérence ci li muy wax léegi pour wal leen ni interview bi mise en scène la ay journalistes professionnels génne ci les grandes écoles ñun xam nañ ni journalistes yi ko interviewé duñu ay cuune buñ leen bàyyi woon sans pression sans combine daañ ko relancer ne ko pourtant waxu woon lii ay weer ci ginnaaw lan moo tax changement de version bi mais dañ ko bàyyi mu wax lu dul dëgg parce que lépp mise en scène la feeñal dëgg bi ñoru leen bañ na ko ba Jeune Afrique ci seen papier dañ ne 1 an plus tard le discours de la jeune femme n'a pas changé gannaaw benn at waxi ndaw si musul soppeeku xam ngeen ni lii ay tàppale kese la parce que interview à charge la woon objectif bi néewlu woon xam fi dëgg féetee mais jubluwaay bi mooy ubbil ndaw si benn tribune bu large ngir mu chargé Ousmane Sonko mi nga xam ni seetlu bi mooy depuis ba coow li amee coût de popularité am dafa yokk lool wàññeekuwul au contraire falu na maire ci diggante bi ba soppi turu doomi France ñu tuddee woon ay mbedd ca Ziguinchor en plus événement yu mars 2021 yi fi amoon réew yëpp ci lañ ko découvrir naan opposant bi mooy kan di def ci moom ay plateau télévision tàmbali di partager discours am maanaam coow li dafa jëlee Ousmane Sonko niveau national yóbbu ko niveau international. bu leen fàtte ni après événement yu mars yi lañ ko invité woon réew Togo benn ndajewu ñetti fan ngir débattre ci monnaie africaine ci koo xam ne doonagoo président gars yi daal di téye passeport am ne ko doo génn réew mi. donc papier commandité yi Jeune Afrique Le Monde ak RFI fësal du pour ñun sénégalais yi ndax fii seen campagne dafa échoué public international bi la ñuy visé waa bitim réew ñi nga xam ne duñu sax ay sénégalais kon choix wu média yi du hasard stratégie la dafa am ay cible. beneen mbir bu ñu nemmeeku itam ci article yu ñu jagleel Adji Sarr mooy gannaaw buñ ko publier ba noppi yemuñ ci. parce que warul doon papier yu ñuy bind mu disparaître ñaar wala ñetti fan quelques personnes lire ko pare daal di koy fàtte ci la Jeune Afrique ak Le Monde daal di sponsoriser publication yi maanaam boo jëlee réseau social bu ci mel ni Facebook
dañoo fay xaalis ngir xibaar bi ay junni doomi aadama mën koo gis saa yu ñu connecté wuwee. même bu fekkee ni abonné wu ci page yu Jeune Afrique wala Le Monde di leen suivre boo duggee Facebook automatiquement ñu suggère la article bi. ñun gannaaw gi lañu laaj comme que amuñu habitude di def campagne yu ni mel ñoo xam ni maîtriser nañ communication digitale maanaam nooy jaay as mbir ci internet ñu indil ñu ci ay leeral. réponse yi ci am mooy genre campagne yi bu fekkee ne objectif bi mooy li mu doomi aadama yu bari mën cee jot faaw nga génnee xaalis bu takkoo takku. tableau bi benn misaal la maanaam boo lancé campagne de sponsoring comme ni ko ñoom Jeune Afrique ak Le Monde defee ba atteindre 11 millions de personnes maanaam fukki millions yi doomi aadama ak benn gis ko ba noppi daal di ci cliquer di nga fay Facebook au minimum 39 millions. bu ci 20 millions de personnes jotee ci publication bi lupp 90 millions ngay fay Facebook. bu dee 40 millions de personnes la plus de 220 millions ngay fay. bu atteindre nag lu ëpp 60 millions doomi aadama payoor bi mën naa romb 600 millions. li nag ay estimation yu ñu jox dong la mën na ko bañ a mat mën na ko romb itam. ça dépend ci ñi santaane campagne bi lu leen dossier bi jaral ak ñaata lañu pare pour def ko ci. donc lii lépp moo làqu ci Sot Adji Sarr bi mujj ñetti médias yu ñu tànn programmé leen ci benn jour. ay question yaa ma neex parce que objectif bi nawul woon pour démasquer ndaw si xool ba xam dafay wax dëggam déet mais liñ ci jublu woon mooy placer ko ci benn position victime muy yërëmtalu. bu ñu bindee nag article bi ba noppi ñu sponsoriser ko boole ko campagne de communication bu mucc ayib ngir Afrique ak àdduna gépp mën cee jot. ñun nag am nañ beneen gis-gis bu ñu am ci sortie bii mooy procès mën naa bañ am ndax Adji Sarr ak waaye dem boo ko jàngalee A mu ni ba loo ko répétel du mokk bu waxee tey lii suba mu soppi discours ñi ko yónni ngir bañ ko ridiculiser ci kanamu avocat yu ci mel ni Clédor Ly Bamba Cissé maître Khoureychi Ba maître Demba Ciré Bathily pour citer gum ñii rek ñii buñ jàkkaarloo ak Adji Sarr tribunal ba sonal ko ak ay question piège ragal nañ ndaw si gëlëm ba yuuxu ne bàyyi leen ma ñibbi lii lépp dañ ma ci dugal wut xaalis laa ci jublu woon. léegi ngir ragal loolu noonu mën nañ koo préparer mu génn réew mi bu leen leeree ni kii du mën a assurer bésu procès bi. lan moo tax ñu wax lii mooy ci interview bi mu def barki démb biñ ko laajee nooy xalaatee ëllëg sa dundu Sénégal mu ne xalaatul woyal dundam ci biir réew mi lim bëgg mooy dem bitim réew ngir mën a dellusiwaat ak doole. mais ñun xam nañ ni buñ ko génnee dootul ñëw moom nag génn rek dem yoonam. donc lii possibilité la génne ko réew mi ni dundam dafa nekk ci xottu gerte Ousmane Sonko ñu bañ ko waate bàyyi ko benn tuuma bu ñuy gàll ci loosam. Adji Sarr nag ñun wax dëgg fa yàlla surtout ak daaw ak sortie bi ko maître El Hadji Diouf defloo woon gannaaw sortie boobu noonu yërëmoon nañ ko dañ ne woon sax ku ñu war a dimbali la ndax dañ ko téye en otage. mais dem nañ ba gis ni kii ku ñàkk jom la ndax bu dul dara mu respecté mémoire lépp fukki ndaw yi ñàkk seen bakkan te ba tey ubbiwuñu benn enquête ngir xam samba boo yi defoon jëf ju ñaaw joojee lépp nag cay wax lu dul dëggam lépp ndax diggoon nañ ko tekki bu gaaw ne ko lii mu nga ci am alal ju bare bari ba mu far lonku ci musiba boo xam ni bu amoon tuuti jom ay bonne volonté dimbali ko génne ko ci lii mu nekk mais ba tey mi ngi insister ci ay naram te saa yu waxee ren déwén mu soppi version. imagine leen temps bi ñu jël yépp di ko monter ay scène di ko organiser ay séance de shooting di ci fay xaalis bu bare bari lu leen tee organiser procès bu jaar yoonu mu jeex ku ne xam foofee tee waaye itam suñu victimes yi ñu xam yan délinquants ñoo leen rey mais du seen priorité parce que newuñ ci dëgg boobee nag ñun daañ ko topp ne serait-ce que pour ñi ci ñàkk seen bakkan ndax yu mel nii waratul am Sénégal jël ab doomi aadama defloo ko muy fooye doomi aadama yi suñu genre yi boo gisee li tax ñu sonn ci dossier bii lii moo ko waral ëllëg ku ñu santati mbir yu ni mel te mu leer na ni lii ngay def dara nekk ci dëgg nga xool ko xoolaat ko xalaat conséquences yi. kon taxaw seetlu bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.